lii Thiès parce que tey lii du guléet mu def ko encore une fois lii day wone rek taxawaayam ci li nga xamante ne moom mooy jëmale Thiès ci kanam moom mi nga xamante ne dafa dogu rek pour liggéeyal waa Thiès donc tey li nga xamante ne def na ko muy raay bi mu yëkkati teg ko suñu loxo ci man daf ko defal mboolam rek ki nga xam ne yaa ngi ci biir presse bi daf ko defal Thiès yëpp la ko defal parce que ñun tam dañ fi nekkal pour askan bi kon tey li mu def nii day fédéral coloré rek ni moom taxawaay bi mu taxaw di jàppale président Macky Sall fii ci biir Thiès dafa dëggu ci moom. vraiment ñu ngi leen di merci beaucoup. yéen ñëpp di leen sant tey dafay bés boo xam ne ça me va droit au cœur après 45 ans de presse le président Abdou Diouf moom mu njëkk a décoré tey. Mon frère docteur Ndiaye moo may décoré donc ñaar ñooñu mënuma leen fay ci sama carrière ndax defal nañ ma distinction boo xam ne yombul ndax xëj na ñoom ñoo xawal li may liggéey ba mën maa décoré yàlla leen yàlla fay. yàlla leen yàlla defal li gën ci ñoom te ñu tal ko ku leen yéene lu bon yàlla leen ca jiitu dafa am kontante tey parce que tey docteur Ndiaye daf ne daf may sargal sama xarit sama doomu ndey comme Mbaye Samb ni mu ko waxee ngoon su nekk ñooy nekk su demulee fenn ku koy seet sama place nga koy seetee mu jël cadeau bu mel nii jox ma ko tey muy mbégtil li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te mu tal bi docteur di doog a ñëw ci dëkk bi man lañ xam na lu bare yàlla xam na man xam naa maa ngi lay ñaanal yow it yàlla la yàlla defal li nga bëgg te nga tal ko defal xale yi ay teraanga yoo xam ne ëllëg lii seen papa di def ñu aw ko ci di gërëm tamit sama njaboot ñii samay xarit nañu ñoom it guddi gu nekk ci man la ñu nekk kii samay doom lañu ñaar ñu jigéen ñi ñee samay sët lañu kële man lañ ko tuddee sama goro nga ne la ca gannaaw sama yaayu jëkkëru doom ji ma nga ne bañ ko ne docteur Ndiaye daf may sargal dafa ne foo jaar ma ñëw ma di ko gërëm di ko sant en particulièrement koo xam ne ci biir sama xarit Chérif Dia yàlla na la yàlla fay gis naa fi nga féete docteur xam nga wax ci kaw man nee naa politiciens yi xam naa leen ñoom ñëpp ku ma ci romb président nga pour man du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te nuyuwu la di leen xamal benn affaire rek ne lii ngeen ma defal tey ñëpp ngeen ko defal toute la presse sans exception ñi ñëw ak ñi dem reportage parce que tey dafa xat gars yi bëggoon a ñëw mais dëkk bi ni mu demee tey fête bi dafa bare 31 décembre lañ kii dafa xat amuñu jot ma leen di gërëm yéen ñëpp daal di leen ñaanal ni ñu ma décorer ren bu déwénee yàlla nañ décorer ñeneen ñi ñu fekke ko ñun ñëpp docteur Ndiaye yokku ba yëg ko yàlla lafal ko cat lii yombul yàgg naa Thiès mu gestu docteur Ndiaye parce que nous sommes des hommes de terrain mais il dépense sans attendre d'autres récompenses que celle du savoir am na ay kër yu bare moo la yor fii la xewoon keroog Tiwaawan Mbaye Samb
ba Alaaji Sëriñ Abdou laqoo am na ay borom père de famille yu jooy ndax fa mu leen féete woon mais docteur Ndiaye fi mu féetee yenn père de famille yi kan lañ fi jox responsabilité jox la indemnité nga jël séddale ko gars yi wax leen ma kan la j'ai fait 45 ans de presse musuma dégg ñu ne diw jox nañ ko indemnité mu séddale ko jël ci ñàkkam di jël ci cabinet di jox nit ñi yàlla na ko yàlla fay yéen ñi fi ñëw it yàlla na leen yàlla fay yokk leen ba ngeen yëg ko yéen ñëpp li ma bëggoon wax lépp mënu ma ko wax parce que sama xol dafa fees Babacar nag encore une fois Mbaye Sam moom Mbaye Sam c'est moi Mbaye Sam c'est moi Didier Mbaye c'est moi Dans ça c'est moi bu baax a baax jataay bi xam naa ne waajuñu ko woon tax pour jël kaddu waaye bu ñu ko joxee fii docteur duñ ko bañ a jël kaddu gi laata mooy ñëw si yow nga may ma jaajëfal suñu mag Mbaye Samb bi ma jox léegi kaddu nee naa wax si turam parce que dañ ko tànnoo muy suñu mag di mag ju baax bu fonk doomu aadama bu mën liggéeyam tette ñu si liggéey bi ñàkk keñaan aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk suturam ak njabootam moom Mbaye Samb ginnaaw cër boobu mu ñu jox beneen cër bi également dañuy sawar di jël kaddu wax si ñaar ñi ngeen xam ne si ñun la ñu bokk docteur nga tànn leen c'est dañuy wax ne du gulet y a de cela 3 ou 4 années toog nga sa propre initiative nga xalaat ne presse Thiès kenn yóbbu lu leen dara ñu ngi def seen liggéey ni mu waree yow nga jël sa coobare bopp sa initiative ak say collaborateur defal ñu surprise boobu man de dama leen koy wax bi ma ñëwee Thiès ba léegi boobu bokk na si yi ma gën a marqué encore une fois ñu ngi la si jaajëfal nga toog sargal presse bi dans sa globalité moo tax tey boo ñëwee ne Jeannot ak Oumar Sarr pour li nga fi wax boo leen sargalee toute la presse nga sargal donc loolu duñ sax ñëwaat dañ leen di ñaanal mu jig leen doyen Jeannot moom dañ koy ñaanal wér-gu-yaram fan yu gudd il a fait ses preuves soxla nañ ko encore suñu kanam ak kanam ñu ngi ñaan borom bi gënaat ko dolli wér-gu-yaram bay wat ko suñu kanam mu ñu gunge bu yàgg ak njabootam te dara bu ko umb Oumar Sarr wax nga ko suñu rakk la mais liggéey boo ko bëggul doo ko def surtout liggéey presse doo am vie de famille c'est passionnant mais Oumar foo ko woo mu ñëw du la gàntu waaw man yenn saa yi daf may jaaxal sax mais toujours dama ko koy wax ne la ko lii bu la si dara jëlee Oumar juru tuddam sax woo nañ ko kii mën ko tey doo fi jógee tey moom juru gàmm la voilà tey da ngay toog voilà neel nit ñi nañu xaar ba nga tudd ba pare donc loolu sant yàlla pour wane bëgg liggéey bi mais également kilifaam bi ko yàlla booleel mu Oumar Seye Latir ñëw jox ko ay cër responsabiliser ko bàyyi ko mu def liggéey bi parce que aussi bu ko xataloon peut-être du mën yooyu kóolute dafa am si diggante patron ak employé donc mu am ak jàmm kilifa yi nekk si région bi si département day génn sax ba si biir région bi dañ fiy génn ay Gossas Fatick fu ne la leen donc sant yàlla dañ leen di ñaanal docteur yow ñu ñaanal la li nga def nii ba xalaat ñu mais également ñëpp ñi nga xam ne fekk nañ ko ñu ngi leen di dellu ne leen jaajëf tuuti na mais ku deful duñ la ko wax donc dañ lay ñaanal mënoon nga ne entre relation homme politique ak presse le plus souvent ñenn ñi dana jeu d'intérêt wala yu demee non loolu moom man fu nekk laa koy wax docteur il est entier nu mu mel la mel ok man dama du politicien yëpp laay fréquenté lu dul seen permanence wala yenn jataay mais man ñeme naa la te loolu je le dis au nom de toute la presse donc loolu yàlla mu koy def nag ñu ngi lay ñaanal yéene bi nga am si Thiès ak ci Sénégal yàlla may la ko nga eggale ko si jàmm c'est comme ni ñu la ko waxee presse bi mi ngi nii ay nit ñu gore ñoo si nekk la nouvelle génération ñu ngi fi léegi bi ma kii maa ngi wax suñu rakk bi Abi Samb bu corkaat ak Adama Diop maa ngi koy wax ne ko Baye Samb jox na ma cër bi mais dama la koy delloo pour nga wax mu xaw hésité tuuti ma ni mais garaawul naa ubbi donc pour wane ne benn la ñii ñëw ak ñi ñu mag yëpp nañ ko bokk ñu rafetal ko liggéey bi mooy loolu docteur pour bañ a guddal tey bésu mbégte la bésu ñaan la di souhaiter donc si at bi ñuy dugg nii
di la ñaanal yow ak sa njaboot une bonne et heureuse année 2018 yàlla may leen fan yu gudd yokk teranga bi ak sutura bi defal la ko defal ko ñëpp ñu fi nekk ak njaboot ñëpp vraiment yàlla bul gis dara loo xam ne naqari na la di profiter donc si occasion bi également Thierno Oumar Deme ñu feddale ko personnellement moom maa ngi moom dañu am lu ñu liyee waaw docteur ma wax la confidence benn moom mooy suma njaatige officiel à Thiès bi ma jógee Ndar di ñëw fi en 2010 kilifa moo jël sama loxo jël téléphone am woo ko ne ko dénk naa la Babacar waaw mosu ko wax parce que mais man maa koy wax occasion bii laa am pour wax naa ko Sud FM 31 décembre xaw ma ban année la ma wax ko bi ngi nii yamu si fépp fu mu xam nit ku baax day jël téléphone am ne ma diw yan saa bu ma kii man ko Thierno man journaliste la am na yoo xam ne dañoo am droit de retenue ak réserve mais moom yooyu du ko xool dama ne yow gis naa li ngay defal dëkk bi da nga teraanga mu ne da nga ko war a am donc maa ngi koy jaajëfal officiellement di ñaan ñëpp ñaanalal ma ko parce que lu baax rek si lay dox donc ngir bañ a guddal docteur waa Thiès 24 également Mbaye Samb jiite ko amoon nañu benn cadeau rek bu ñu bëggoon laata ñuy daaneel ñu jox ko suñu mag Jano di ñaan yal na ko jig di ñaanal également njabootam Oumar Sarr aussi ñu ngi koy ñaanal il a de l'avenir ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla bu ko cat laal. dafa fekk kenn si ñun muy doyen Sarr Omar Sarr mi toog mooy organiser chaque année su at bi demee ba nga xamante ne dafa dem ba ci bëgg a jeex day bëgg woo ñëpp ñu nga xam ne ñoo nekk fii bés bu ne ñuy ànd ñu daje waxtaan ñaanalante ba pare présenter meilleurs vœux pour que année bi nga xamante ne fi ñu jëm yàlla def ci li gën yàlla ko yombal ko yaatal ko muy loo xamante ne li ñuy tubaab di wax convivialité di remercier donc Omar Sarr doyen parce que am na Omar Sarr journaliste mais Omar Sarr doyen mi nga xamante ne moom moo am idée bu baax boobu ñuy def ko daaw ñu def ko ren ànd ak Diagne yooyu yëpp muy loo xamante ne yu rafet la loo xamante ne dañ koy bëgg toujours ñu koy yokk muy yaatu ren nag toogaay bi dafa am cachet particulier maanaam dafa am yilla boo xam ne daf ci ñëw yokk ci yilla boobu mooy dafa am ay Thiessois yoo xamante ne Thiès daf leen war a delloo njukkal te du am opportunité boo xamante ne nit dina ko am pour mën delloo leen njukkal barewul ñun li ñu def tuuti na mais yoon la rek boo xam ne dañ koy wax muy ñoo xamante ne Thiès yëpp kuy Thiessois am na loo xam ne da nga leen di en premier et en particulier moom mooy le doyen le grand photographe Jano mi nga xamante ne mi ngi ni toog Jano est un homme d'exception ñi ko xam ñëpp li ñuy wax ne benn xaru kanam lañ ko xamale koo gis mi ngi ree xale bu am benn at mën na ko téye mu toog fa taxaw di waxtaan ak moom oyof disponible un Thiessois exemplaire kii mooy Jano moo tax tey jii ñu ne dañ toon moom it lu mu tuuti tuuti il faudra ñu defal ko benn sargal wax ko ne que vraiment Thiessois yëpp ñu ngi si xam nañu li muy def xam na lañu lu muy def ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu am wér am kattan continuer liggéey bi nga xam ne moom lay def mooy boole Thiessois yi defar Thiessois yi ba nga xamee ne ëllëg njabootam ay sëtam yi toog dem ba nga xam ne ñoom ñoo ko ñëw remplacer muy amati également parce que dafa tombé mais famille journalistique dafa fekk li ma jaxasoo ak ñoom moo tax mu amaat un homme d'exception il est jeune xale la mais xale bu yaru la xale boo xamante ne ku teey la xale boo xamante ne ku nekk mën na jaxasoo ak moom muy Omar Sarr mi nga xamante ne bu Thiès Info bii taxaw Omar ñun ba ñu xamante yàggul noonu mais dañ ko wóolu ci oyofam ci respecté liggéeyam ba pare nangu jege ak ñëpp te xam naa ne suñu tuddee Omar Sarr tudd Jano toute la famille de la presse se reconnaît à travers ces deux personnes là parce que ñoom ñëpp ay xarit lañ man damay ànd ak ñoom te su may ànd ak nit tamit yàlla may na ma damay xool toujours ñoom ni ñuy doxalante te dama gis ne ñoom ñëpp dañoo nekk ndey ak baay
tey jii ni ñu sargale woon Omar ak Jano mënoon na nekk à la place ñu teg Fred mi nga xam ne moom it c'est quelqu'un d'exemplaire boo xam ne noonu rek lay doxee mënoon nañ ko def Babacar muy même chose mais il faut rek toujours mu am ñoo xam ne ñooñu la ñu koy jaarale te ñooñu tey moom mooy Jano ak Omar Sarr mii dinañu nag suñu paree dinañ def ay témoignages ñi nga xam ne ñoo fi nekk dina am ñoo jóg wax si ñooñu wax leen seen ay yoon wax seen ay jaar-jaar ci lu gàtt tënk ko rafetlu tam ñi fi ñëw ñëpp toog tey Wolof Njaay dafa ne ku lim juum ma ne ku lim doo juum waaye da ngay fàtte suñu ñëwee toog suñu sëriñ suñu xarit Chérif Dia bu Cerno Abou Dia ñëw toog bàyyi ay yitteem yëpp ñëw toog loolu ñun dafa nekk lu rëy si ñun nekk yoo xamante ne tamit ñii fi ne ànd ak ñun di liggéey depuis ñoom Bousso ñoom sama soxna Madeleine mi nga xamante ne moo nekk en face moom nga xamante ne mooy ndeyu ñii fi nekk ñëpp presque parce que fu ñëpp kuy ñëw ci foofu nekk mooy seen quartier général mooy place bi tépp foofu lay def mu yaatal leen kon tey jii moom tamit xam naa ne su doon dafa mënul wax rek sinon joxoon ko parole mu daal di jox témoignage tuuti waaye nag wala mu jox sama doom ji mu jëlal ko parole témoignage Adja Fatou léegi di tamit am kenn koo xam ne tam dañ ko war a sargal koo xamante ne ku yaru la yaroom lañ ko xàmmee ba tey jii ñu daal ne kii tamit moom it yaroom ak teeyam Omar Deme mi nga xamante ne ci ñun la sunu xarit la dafa am koo xamante ne muy jarbaatam di chauffeur am di koo xamante ne Pape Mbaye di ku yaru Pape Mbaye war na mën a am lu nekk ci àddina te lu ko koy may mooy yaroom fii ma toog léegi mu def ay at ma nekk ak moom fii mais baatam xaw ma nu mu mel ba tey su ma tëjoon ci néeg mu wax ak man du ma xam ne moom la ndax yaroom la ak teeyam ak ni nga xamante ne moom la wane ci ñëpp loolu tamit ñun ñu ngi ko ci sargal di ko ñaanal xale bu yaroo moom lu ne mën na ko am moom moo tax muy ñetti ñoo xamante ne tey dañ leen doon di leen sargal di remercier nag ñëpp fii di remercier sama frère sama doom pardon parce que Xaadim du sama frère sama doom la mi nga xamante ne moom tamit bokk na ci organisation bi à travers moom tam famille am yëpp muy grande sœur am mi toog fii muy Marie Samb muy Idrissa Diabaté mi ne fii sunu xarit yi ak sunu mbokk yi Pàccaam ñëwul tey mais ñi ko représenté ñi ngi fii Bousso ngi fii Mamadou mi ngi fii ñoom ñëpp ñi ngi représenté tonton Thiam muy ñun ñëpp ñoo bokkandoo nekk benn fii ñu dëkk chaque jour ñooy daje li ñu fiy def ci temps sax duñ ko def suñu biir kër kon suñu àndee bokkandoo booloondoo nekk fii nekk benn di santante di jaxasoo kon lay tax ñun ñu ñaanalante lii ñu def nii ren yàlla na ñuy def déwén ñu fekkaat ko fi te kenn du ci manqué Samb doyen Samb ci journaliste yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci ne di leen sant di leen gërëm Diallo ñu ngi lay nuyu Pape Demba yéen ñëpp ku ci nekk maa ngi koy nuyu di leen doyen bugguma ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax ne que mbir mi sunu mbir la dinañ bàyyi nag quelques nit ñu def ay témoignages yu gàtt ci ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu décoré ñu daal di ci def témoignage bu gàtt parce que Jeanne moom kenn bësam moom suñ ko naroon def guddi lay def waaye nag dañ koy gàttal xam naa kii dina jël parole nu mu deti kenn si famille am ak kii Samb ak Samb. wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla rek di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa yi nga xamante ne bi ñoo fi teew yëpp waaye di jël nuyoo bi di ci diital ki nga xamante ni bi lii lépp yàlla ak moom la ndax wolof ne bu lëg lekkee olom na ko gërëme coy barakallahu di docteur Pape Amadou Ndiaye ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom yàlla na yàlla gën ko sàmm ndax yàlla dogal na li muy am na ko ba pare waaye bu amee li muy am ba pare dal di gestu ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci ginnaawam loolu dañ ko ci ñaanal suñu borom comme docteur ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla na yàlla yokk sa kattan lépp loo yéene yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Haj Babacar tey wax dëgg yàlla diplôme bi ñu jox Pambay bëgg nañ ci
kontaan nañ ci ndax digganteem ak Cheikh Omar Deme ku ne xam na ni Cheikh Omar amul guddi amul suba amul ngoon moom chaque jour mi ngi ci mission bi waaye Pape comme ni ko docteur waxee duñu ko sonn naa duñu ko tàyyi naa ànd ak moom ci liggéey bi rek te yàlla tax kon ñi ngi ñaan sunu borom lii ñu ko jox yàlla na ko jik ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa yi fi teew yëpp fàttewuñu tamit comme ni ko docteur waxee ki nga xamante ni bi mooy yaayu place bi di soxna Madeleine Diagne tabarakallahu moom place bi xajoo na ku ne te yàlla daf ni yonent bi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fa'zan qalisal qalbi lan fadu min hawlika sa xol bu yaatu bii nga am ak sa laabir gii looloo tax ñëpp di ñëw ci yow kon tabarakallahu Adja Madeleine loolu la ñu gis ci moom it yal na yàlla gën koo kattanal ci barke yonent bi. di remercier waat la presse di sant le docteur Pape Amadou Ndiaye bu baax ak journaliste yi fi teew yëpp di wax ni bis bi am tey yaakaar naa ne du première fois mu am ndaxte presse bi moom moo njëkk am initiative sargal leen comme ni nga ko waxee sànq mais tey bu amaatee initiative sargal ku mel ni Père Jano yaakaar naa ne daf ko defal Thiès waa yëpp defal ko aussi archive bi nga xam ne mooy tax ñu xamaat démb Jano dafa nekk monument ci Thiès ba pare war a jàngalewaat ñi nga xam ne tey boo xoolee photo dafa toll foo xam ni léegi maanaam dafa ñaawal askan wi ba nga xam ne nit ki sax bu la nit tiimalee photo da nga koy wax pour mu moytu la te buñ seetloo Jano li mu def ci carrière photo mosagul génne benn photo boo xam ni dañ ne bu ko kenn gis photo bu mu génne rek ci fu baax la ci jataayu politique la mais nekkul lu ñuy nëbb wala lu ñuy chantager nit kon loolu njàngat la ci askan bi fi ne nga xam ne taf ñu photo la wala ñu jël say cër di ko wane ku ne loolu Jano tey delloowaat na leen seen place xamal leen na leen ne photo loolu tax koon jóg. En plus di remercier Omar Sarr ak presse bi yëpp boo remercier Omar Sarr remercier nga presse bi di remercier Deme ak chauffeur am bi ndaxte tey yaakaar naa ne li ma koy faral di wax chauffeur am moom li ñu gis ci moom docteur li mu gis ci moom ba di ko nominé muñ def ci bokk. ndaxte dañuy gis parfois dem gaare lu mat 1 heure de temps 2 heures de temps mais oto bi sax du ko wàcc te damay faral di wax docteur ne ko dem nomination nga ko ëpp da nga yor oto mu yor oto nga yor chauffeur mu yor chauffeur foo gaare day gaare mais peut-être signature bi la Macky Sall defal moom nga ko ëppale dama ko koy faral di tooñee kon aussi ñoo ngi santaat ñëpp di santaat tamit famille bi nga xam ne ñoo ñu njaboote suñuy maman Madeleine di ko sant di ko gërëm ndaxte Olof Ndiaye dafa ne chaque grand homme y a une grande dame derrière te loolu aussi vraiment tey docteur moom bu yàlla defee ñu mën a yaatu ci njabootam ba mu mën ñu boot di ñu tette wax dëgg yàlla ak moom la. di remercier aussi docteur parce que tey dama créé lu tudd Thiès solidarité yàlla def ma bokk ci ñi ñu war a nominer demain le 30 décembre résidence Lat Dior man su ma amee sañ-sañu def social. ci moom laa ko jàngate ndax moo ma yar ci politique dénk ma ay responsabilité ba ma am sañ-sañ su ma fekkee nit mu tawat wala mu feebar mën ko dimbali te ndimbal googu nag dama ciy lancé waat appel képp koo xam ni ab jullit nga lancé waat ci appel képp doomu aadama ndax suñu borom moo wax ci alxuraan su ma raddat naa ko asfala saafiliin maa ngi wax yéen ñi am dee leen dimbali ñi ñàkk message la bu ñuy lancé képp nit ki loo yor ci àdduna sóoraale ci ñi ñàkk parce que tey jii nii àdduna dafa xat te dund li ci def dafa bariwul foofu laay tënkee kàddu yi di leen remercier waat di leen santaat wasalaamaaleykum wa rahmatullah